ci li ma wax ci en anglais parce que dama bëgg World Organisation ñi nga xamante ñoo jóg pour protéger jigéen ak xale yi ñi xam Sénégal propagande bu fa nekk léegi ci affaire faux viol jël ko comme business deal utum xaalis di fen affaire de propagande well dama gis problème bi génn ni affaire de Miss yi ma gis ay jigéen Sénégal ñëpp génn di wax ci faux rapis yi ma ne waaw ndeke Sénégal jigéen yaa ngi fa non man dama defe ne Sénégal amul ay jigéen yi nga xam ne dañuy contre affaire de viol dañuy contre jigéen yi ñuy abuse man dama defe ne loolu amul Sénégal parce que dama gis quelques nit yi wax ma defe ne ñooñu kese la woon ndekete am na masse bii nekk Sénégal xamante ne dëgg-dëgg bu ñu tooñee jigéen dinañu génn wax dama surprise parce que Mariama Sagna bi nga xam ne jigéen la ñu fekki ko ci place am tooñul dara ñu violé ko rey ko dégg ma benn jigéen Sénégal génn ci buri bu ma gis nii fake buri bii hypocrite buri bii selfishness buri bi ma gis ma kenn def ko ci jigéen yi ñi dem ci kaw Aïda Diallo depuis bu jëkkëram transité mi maintenir legacy of jëkkëram rayul tooñu ñi koy abuse attaque verbale ba ñu dem fekki pour ray ko wax ma déet ñu fekkaat ko pour assassiner jigéen sénégalais yi biñ silent gis ma seen hypocrite buri bii ngeen def kenn génn di ci wax ma choqué trop ma ne waaw ndeke am na ay jigéen Sénégal yi nga xamante ne ku laal jigéen yi mun nañu génn wax daal I was surprised and shocked and disappointed Ndeye Khady Ndiaye mu nekk jigéen di daan dooleem di liggéey ñi fekkaat ko ci place am ay góor détruire ko reylu doomam benn doomam rëcc mu nekk di xeex ci doom googu pour mu gudd fan mu dund mu xeex ba attee mit may ko tey mu ngi noonu homeless la ak ñaar doomam jigéen gis ma jigéen yi seen maas gi ngeen génn di ci wax yéen ñëpp ngeen génn wax ci buri hypocrite bi gis ma ko léegi nag ñu dem ci fake rapis ay xale jigéen jël seen on responsable dem kattante ji ba jëlee ci liñ ci bëgg ñëw fen parce que verbal communication seulement rapis non sans preuve rapis sans évidence rapis notu lu du verbal dëgg yéen ñëpp ngeen tëb propagande hypocrite selfishness ngeen def ay bruit naan pour protéger women being violent mu jaaxal ma lool ma ne waaw xam ngeen dama jox women power parce que dama gëm ne women jigéen mooy de kii mooy caabi jigéen mooy caabi lépp bu loon ñun atee mi du créer de this nature bu loon ñun jigéen nature bi ñuy dund du am jigéen dam ko jox power tellement que ak respect man balaa góor am dëgg ci man évidence yi nay leer ak preuve bi na leer may soog a jox góor dëgg waaye duma jox jigéen dëgg jigéen bu xamante ne da la utiliser comme arme pour yàqal góor ñi parce que ñoo leen jur nu atee mit defee ñun ñu indi leen noonu la atee mit ne ñun ñoo ni protéger donc ñun jigéen fu ñu demee ba nangu ñun ñu doon arme di yàqal góor ñi te même ku la war a utiliser mooy góor moo lay utiliser yow comme arme pour yàqal seen morom góor dama contre jigéen yi koy accepter dama leen a détester ñooñu dum leen jox benn power of jigéen dama leen a détester gis nga jigéen bu ñàkkee fayda manque respect boppam rek yàq bëgg parce que jigéen atemit may na la power bi nga xamante ne
xale yi nga xamante ne amuñu kàttan xale yi 10 ans 5 ans 7 ans ñoom laay ne seen power seen strength développé gul pour xeex mais gis nga ñun jigéen même ku am 15 ans sax sa strength commencé na dëgër am na yenn attaques yi bu la ko defee kooku même ba ñu fekkee sax góor ci kaw mu mun ko sax dinañu gis évidence xamante ne mu ngi doon xeex pour sauver boppam Alice mais ponkal ay 21 ans ay 26 ans ay 25 ans yow nga dem defi li nga neex pare xeexoo pour rëcc fa yow wonewoo sa bopp defoo dara nga toog ne tat mu neex la nga dem ba def li nga def am foo jàqree nga ñëw di fen say fen ngeen defee ne jigéen yooyu war na leen may respect est-ce que xam ngeen genre jigéen yooyu ban genre yàqute lay indi ci jigéen yi yéen jigéen yi génn naan da ngeen di supporter défaite est-ce que seetlu ngeen damage bu muy impliqué ci bépp jigéen ëllëg pour bëgg lu neex kenn wala bëgg naan def naa wax naa jàppale wala bëgg a contre sa morom jigéen dina tax yow nga jaay sa selfishness nga jaay sa leadership of jigéen nga jaay sa power and strength of jigéen bu war a sàmm tey góor bu war a sàmm tey moromam jigéen ñu xool lan mooy da faat ñi xeeb pour ëllëg ñi am ay ndam continue dañuy dem ba tollu point bu nga xamante ne jigéen sa bu demee taxaw di expliquer sax da lay xool ñu naan fenkat yaa ngi nii it is very sad the image of the screen nga am courage am strength am power pour wax nit ñi dégg la is not given to anyone jox ñu ko n'importe qui ku am strength am courage toog ci écran ngay wax dafa am message bu nga war a transfert te message boobu dafa war a am importance ci yow ak ci ñu koy déglu pare message boobu dafa war a am ak kii of injection of winning and positivity boo xamante kay fiit day dundal ku koy recevoir am na message yoo xamante message hypocrite yu nga xamante ne bu génnee ci sa gémmiñ rek dafay jam nit ki ci xol da koy lakk is a fire te kooku boo jógee naan da ngay xeex ngir sa dëkk nga toog def vidéo di wax message yi ngay génnee sa gémmiñ is like yow da ngay buloo safara ngay génne sa gémmiñ mu dem fekk ñi mu war a fekk ñi ko doon déglu yëpp mu jox leen safara gi dafa leen lakk te bu leen lakkee ñi gën a bañ seen dëkk is like adding fire si sa dëkk yéen jigéen yi jéemalee xool seen standard ak lan mooy seen tur ak yeneen ñan jigéen bu amutoon this beautiful precious world we live in du doon exist it is a purpose a reason why atemit mu jiita ñu jox ñu da power te dama bëgg ngeen jàngat that purpose and that reason why ñu jox ñu da power tey góor ñi tey ngeen jël def leen seen master di leen di baawus yéen ci bu ma understandee bu fekkete da ngeen bëgg a topp fi ñuy violer jigéen yi ak fi leen di abuser njëkkee leen ko depuis seen màggal yi ba seen gàmm yi seen ziyaar yi ak ci daayra yi yéen bon bu massa yi lambaatee violer malese is ok parce que seen massa yi lañu foofu doo leen def bruit léegi bu kenn jógee fële ñëw fen-fenom rek sans évidence dañ maa violer yéen ngeen tëb génn di wax te pourtant de ba ñuy violer yeneen jigéen yi ñooñu ñoom Aïda Diallo Ndeye Khady Ndiaye ñoom Mariama Sagna yéen gis ma leen tey da ngeen a toll fu nga xamante ne yéen a ngi moqué di kokkali di ñaawal ñi nga xamante ne dañu subir viol dëgg amuñu kàttan am ñu sax ku leen jàppale te yéen mii def ay bëri ci internet bi ak yéen mii jigéen yi di jël affaire de viol comme arme de money maker yéen a ngi gaañu di leen di moqué parce que xamu leen lii viol xamu leen lii women being abused xamu leen ko parce que subir leen ko man subir ma ko
mais sama bàjjen dund na ko ma dugg ci personnage am ma wax histoire am wax ko àddina ki ci ni ma duggee personnage sa di ko wax sama bàjjen lu mu si biir dama sentir jigéen bi ñuy violé bu ñuy abus nu muy mel parce que mosoo leen ko ñam dundu leen ko moo taxit ngeen am sañ-sañ nekk ci réseaux sociaux bi di mbaw rek di naan défendre dama bëgg ngeen dem défendre ngeen investiguer jigéen bu ñu violé dégg ngeen jàkkaarloo moom ngeen toog wax ak moom ngeen dégg ngeen gis ngeen dugg ci motion il faut yéen ñëpp jigéen Sénégal maa leen challenge dama leen jàngat loolu pour comme ça mu dugg seen bopp ngeen changer image bi because otherwise monde international gëmatuñu jigéen sénégalais ci cas viol gëmatuñu leen parce que Adji Sarr yàq na réputation jigéen sénégalais ci cas viol bañ rey 14 sénégalais innocent ay xale yu ndaw Miss bii 2020 bii dama kontaanoon ba léegi dama kontaan ci moom sénégalais bi ñu ko delloosee parce que Miss bi 2020 bi bañ ko takkalee couronne de Sénégal da kaa rejeté ne ko bokk ko ci ñun soxlaw ñu la bugguñu la représenté woo ñu yéen mii tey def ay vidéo di mbaw yéen ñëpp yéen a ko rejeté woon di bindi commenté lu nekk dellu leen ci archive yi ngeen def ay capté ba ci site internet yëpp kii yéen a ko sànni woon ne ko bokkul Sénégal the fact that ngeen indiwaat turam après 1 an ngeen dellosi ko moom da boo leen xoolee sax ni muy waxee ni ngeen ko rejeté woon bu njëkk ba am na différent xam nga différent ban moo am boo leen xoolee ci motion am di ngeen gis ni ku kontaan ne Sénégal delloosi na ko ci dëkkam dafa kontaan ne Sénégalais yi ko sànni woon delloosi nañ ko ci dëkkam Miss 2020 bi foofu la kontaanee parce que yéen a ko sànni woon ngeen delloosi ko mu santi léegi Sénégal la bokk gisoo leen ko bi wax dee kontaan di ree waaye ba ngeen ko éliré dekkal ko couronne bi ngeen rejeté ko dàq ko ku nekk Sénégal yëpp sànni ko bañ ko bii wax sa day ragal ngir ni ngeen ko détruire ci internet bi humilier ko abuse ko yéen da ngeen ko abuse verbally physically ci ñaawaayam bi ngeen doon tutte ñaawul dafa rafet tey kii Miss 2020 bi dafa kontaan ne delloosi ngeen ko ci dëkkam bu mu bëgg foofu laa ko jàppale ma ne is good waaye quant à faux viol bi fen bi ak faux bi laa dul accepté ci benn jigéen bi utiliser le faux viol di moquer ña xale yi nga xamante ne ñu ngi koy sibir am yeneen mag yi koy sibir carrément je suis contre détester jigéen ya koy def ba pare ma gis ay jigéen hypocrite selfishness ñu jóg di fen ba pare ngeen bëgg góor ñi respecté leen on what condition ci naka la leen góor sénégalais di respecté ci naka ci faux viol bi ngeen jël def ko arme de manipulation def ko arme de needed def ko business deal tey yéen ñëpp da ngeen war a taxaw sàmm góor ñi protéger leen protéger jigéen ñi protéger xale yi loolu mooy arme jigéen sama arme damay sàmm góor ñi parce que maa leen jur dooleel leen parce que maa leen jur wal leen yoon parce que maa leen jur di leen gën a yee parce que maa leen jur waaye dum leen encourager pour ñu dem def yi li nga xamante ne man bëgguma ñu ko def wan ma leen sa yoon boobu ma jox jigéen doole ak strength ak puissance ak lumière pour ñu gën a leeral yoon yi pour ñu gën a won góor ñi nan la ñu gën leen a jàppale pour ñu leen di gën a boot ak suñu bàmburam ba mu dëgër pour dajale gi ak jàmm gi ak defar réew doole boobu laa jox jigéen waaye jox ma ko jigéen hypocrite jigéen fumiste jigéen propaganda
tey soo xoolee tey li ngeen liggéey ci internet bi ci humiliation of turu jigéen Sénégal is beyond expected. Pour yéen da ngeen defe ne mun bindee dëkk boo mënee bindee de is ok. Utiliser leen seen common sense. nit ñi dañuy read the small print. nit ñi dañuy read the small print. soo leen bëggee ñi value seen dëkk ñi value seen jigéen dëkk valoriser leen seen bopp fos ngeen wàññi fen gi ak hypocrite gi ak propagande gi jigéen Sénégal wàññi leen fen gi hypocrite gi propagande bi du ndam du rafet loolu kenn du ko utiliser for the perfect picture. tey soo xoolee lii may tiré attention ci sama ajjeen a jàmmoon ci côté séeréer yi dafa am benn image jàmboon yi liggéeyu ko Aline Sitoé Diatta liggéeyu ko mu am benn image bi nga xamante ne ci côté séeréer yi yéen a ngi koy jëmbat te racine boobu seen maam yi seen ancêtres yi mus ñu ko jëmbat ci siin rock seen racine boobu nag yéen a ngi koy commencé ji dëgëragul nag te amagul doole waaye ci séeréer rock seen saaga dañ ko day ji mu sax mu doon garab daa mel ni këcc ci jamaat saaga xaste ko sa maam jëmbatee racine boobu nu mu saxee noonu lay lawee day topp ba ci seti setaati generation after generation. tey ci séeréer yi mais tirer seen attention bu baax Senghor musul jëmbat racine bu yi xamante ne saaga la ci séeréer muy law Abdou Diouf jëlee ko fa dem amul. tey ci nguuru Macky Sall séeréer yi yéen a ngi ji benn racine kenn xamul foo leen ko jëndee benn racine mi ngi sax ci géew séeréer yi te racine boobu seen ancêtre yi jàmboon jiw ko rok seen jiw ko yéen mii yéen a koy jël seen bopp. problème affaire faux viol yi ñaari séeréer yi ñoo ko indi Sénégal mu nekk tur bu ñaaw bi nga xamante ne ëllëg dina topp generation after generation. xale yi dañuy laajte lii kan moo ko indi histoire la te il faut ñu expliquer leen histoire bi nan la dikkee. est-ce que pare ngeen pour toog bi ngeen di expliquer waxtaan ak xale yi surtout jàmboon yi kan mooy jàmboon ba pare xale yi posé leen question ne leen ah papa mama dafa amoon ñu ne ñaari jànq séeréer keneen ki Aji Sarr keneen ki Fatum xama Ngom xama Jum ñoo fi doon toog naan da leen a violé da leen a sàkku te gis nañ ñi naan loolu ay fen la amul. lan ngeen di nettali bu dee Aji Sarr ñu naan 14 mort am na bu dee Fatou Diom ñu ne gàcce la lan ngeen di expliquer xale yi ëllëg ci histoire jàmboon mi nga xamante ne sàmm ak liggéey développé la ji ci séeréer yi jom gi ak fulla gi gëm seen bopp xam ñooy ñan brave women's dooleel te ñaar ñi ji benn saaga bi nga xamante ne séeréer mus ko am. xaste di nag day ñëw xaste bi bii ñëw tey ku taxaw ñu naan yenn séeréer nga xam ne yéen fi def lii est-ce que dina leen neex. donc racine bii di raam bi ñuy waaj a ji ci askanu séeréer may tirer seen attention ngeen arrêté ko nu mu gën a gaawee parce que saaga la te saaga day lew te ëllëg buggoo leen seen sët yi ëllëg sonal leen ñiy fayonto ay xaste bi nga xamante ne seen maam yi ya doon xeex ci jamonoy jaam gi xeexuñu xaste bi donc du yéen a koy ji léegi bàyyi leen ci xel bu baax du réputation bu rafet
jigéenu Sénégal valeur ba ngeen am boo leen taxawee di tiitaroo ci jàmbaar yi ya liggéey ñooñu am na ñi nga xamante ne ay jigéen mbabaj mbooj ñoon dañoo taal seen bopp parce que da leen a bëgg na violer ñi taal seen bopp bañ a jaay seen ngor lan moo tax yéen jigéen Sénégal yi léegi xaalis kayit bi nga xamante ne nit moo ko def nit a ko defar atee mit defar ko kayit gi nga xamante ne yow yaa ko mën a contrôler ngeen bàyyi mu leen di contrôler ci ay fen ay hypocrite propagande ay selfishness lu tax dërëm gii nga xamante nit a ko defar mu leen di jox doole ak strength ngeen taxaw di fen rek di duul ak a dajale pourtant histoire bu leen nee Sénégal dëkk histoire la suñu maam yi dañ ko liggéey of course jigéen yooyu dañoo wodd seen ñaari sër ñu xeex fa jom nekkee jom ñu gañe fa jom nekkee jom dellu ñu ginnaaw benn boor te kenn jëndu leen tey boo leen nee tey yéen jigéen Sénégal da ngeen ñooñu jàmbaar yooyu seen idole lañu da ngeen di fen da ngeen di duul yi ponkal parce que idole deret la danga koy inject ci sa bopp ñooñu ay jigéen yu am jom lañu idole nag boo ko idoloo doo ko idoloo ak hypocrite ak fen idole danga koy idoloo ak nga jàngat moom nu mu taxawee soo ko utee especially rek di waxam moom rek dalay feeñ wax la carrément moom nu mu doon taxawee di la ko jox couronam la lay jox ak flècham injection am la lay jox parce que da nga jóg pour topp ko maay soo leen gisee yéen ñii jàmbaar yi ngeen di tudd ne ñoom ñooy seen idole boo leen see inject ñu leen jox ñu leen seen parce que dañu xam ne da ngeen di fen ay hypocrite ngeen wàññi leen propagande hypocrite bi internet bi utiliser leen ko ak développement nañ ko utiliser ak di incarner ñun ñooy ñan ndaxte nit ñi dañu bëgg a xam ñun ñooy ñan pour ñu gën ñoo ñeme nañu ñemeloo nit ñi ñan ñooy jigéen sénégalais man dama ñemeloo nit ñi jigéen Sénégambia ba mu leen di encouragé ñu ñëw Sénégambia xool lu ñu am ba ñu bëgg a mel ne ñun jigéen Sénégambia because dam leen woon the real picture of jigéen Sénégambia proudly confidence beautiful smart and funny koo koy jigéen Sénégambia waaye yéen dangeen jaay seen bopp carrément amuleen sax shame pour bañ a wane carrément expose li dangeen a jaay seen bopp yéen jigéen sénégalais dangeen a accepter esclavage moderne bi esclavage xaalis bi fen gi ak fumiste gi propagande bi ñiy toog ci télé yi ñiy toog ci film yi ñiy toog fépp yéen xale yi sax xale yu góor yi jeunesse bi ci boppam sax su génne di yuuxu sax yéen ragal ngeen génn yuux parce que dangeen nekk ci otage yéen jigéen ñi dangeen nekk ci otage bi nga xamante ne ku génn yuuxu rek suba doo teg sa cin wala sa luwaas kenn du ko fay doo xeesalati doo am li ngay jëndee cheveux te pourtant de ñooñu ngay maral seen taat sa xaalis la su kool ay jigéen xam da ngeen formé ay groupement jeunesse bi seen xale yi bi ñuy yuuxu seen doom yi ngeen jur uuf leen boot leen bi ñuy yuuxu doo leen génn wax vidéo yi ngeen def nii ak bruit bi ngeen génn di wax yéen jeunesse bi bii jooy seen doom yi seen bopp ana ngeen fan ngeen bëgg yeneen dëkk yi ñi respecté ne karma fii de ay yaay ñoo fi nekk ngeen ni génn seen affaire de fekk repisi ngeen def ko tànn biir xawaare ku nekk jóg pour jéem wax naan waaw wax naa ci contre naa diw Amina Badiane moom ngeen di attaqué di wax ci moom parce que ci gën a bëri yëpp règlement de compte la
am ñoo xamante ne am ñoom affaire dañuy defante ak ñoom mais c'est pas le cas boo leen bootoo ci benn affaire pour wane seen bopp yéen a ngi wane seen jukko internationalement ñu xool seen jukko ni ngeen mel bool ni xeex ci viol dëgg nañ ko commencé depuis ci daayira yi ci màggal yi ba ci ziyaare yi ba ci lépp ba ci seen suukool ay men of God yooyu ngeen dem ba ci biir bureau yi ba yépp mënoo leen ko xeex ndaxte yéen mii seen bopp da ngeen bokk ci sexuel boobu pour gagner xaalis da ngeen ko accepté buñ ci naree wax ci lii du jeex donc bu leen jéem a génnee seen bopp ci li nga xamante ne bés bu dee dëgg-dëgg dañ ci bëgg a dem ba mu jeex ba bal yi commencé exposé fii ku ci nekk di nga yenn sa loxo donc bi ñuy xeex nañu xeex ci dëgg en tant que jigéen ñu uuf suñu njaboot gi atee mit bu ñu jox ñun ñu boot leen fonk ñu wóol ñu am ci ñun courage confiance mu dénk ñu njaboot bi ku ci deful li nga watt def nañu génn ngir atee mit nu mu ko bëggee ñu waxam moom ne ko nii war ñu ko def nii lañu doxalee nañu doon ay bamburan yu ñeenti takk ñu boot di dem te ñuy xool lan la ñu war a waxante lu ñu war a defante ñu gungeante lu ñu war a régler ñu régler ko mais bu ñu jël affaire di ko toonaraan affaire de defante na moo delloo Sénégal ginnaaw bu baax a baax ndaxte ku nekk da ngay gis fu mu nar a baaxee nga ne doo ko def parce que diw de compte nga ko du ma ca def te pourtant du bénéfice kooku bénéfice dëkk bi la askan bi la nañuy xool fan la gagnant bi nekk nañuy ut where the winning point is nañuy bàyyi xel where the winning point is fan la victoire bi nekk nañuy jóg because of the victory that's what we need te bu ñu jóg because damay defantax di bugguma sax wala neexuma ku jigéen kii neexuma ku góor kii neexuma dama ko bañ dinaa ko sàkkal pexe koo sàkkal pexe ku nekk danga defe ne yow moom ngay sàkkal pexe mais sa bopp ngay sax parce que lu nit def rek nga encadré ko ba mu baax xam ne yow yaa koy njëkk lekk parce que kii ngay jéem a sàkkal pexe kooku atee mit lu mu ko jox xamoo ko nu mu ñëwee xamoo ko you don't know about him nothing or you don't know about her nothing donc Sénégalais looloo ko diñ dañuy prophesize négativité di prophesize yi nga xamante ne dañuy bëgg loolu mu fet ci te nit ki loo prophesize sa làmmiñ sa gémmiñ rek is on you loolu la ñu ne tongue power li nga wax sa gémmiñ li nga bëgg rek loolu lay génn te lu génn sa gémmiñ that's what you want tey man dama bëgg the peace and prosperity of my Sénégambia te loolu ma atee mit may te saa yu mu ko waxee dafa ma koy jox parce que loolu laa bëgg donc doon leen the umbrella for the whole Sénégambia people si taw bu dee taw bi day foor ci ñoom nañu ubbi suñu parasol parapluie ñu protéger leen bu naaj bu tàngee nga xam ne naaj bi dafa foor trop ci ñoom nañu ubbi suñu parasol ñu protéger leen it is very important. Thank you.